voilà ñu tàmbalee ko ak examen CFE bi nga xamee ni tey jii lay door lu toll ci 280 000 candidats nag la ñuy séntu ci centre d'examen yi loolu nag di am ginnaaw at bu jafe-jafe boo xamee ni feebaru coronavirus bi lëmbee na réew mi ba tëj l'école yi ci ab diir bu sori. ñu wax ci waa SYTJUST ñoom tamit tàmbaliwaat nañu ña nga ca ba léegi ci seeni xeex bi ñuy xeex ak nguur gi rek ngir ñu respecter seeni accords yi loolu tax ba ñu décrété waat 48 heures de grève secteur judiciaire bi nag paralysé depuis lu toll ci ñaar ba ci ñetti weer. tam xarit dinañu ko amal le 29 août 2020. commission d'observation croissant lunaire moo jibal xibaar boobule imam ak ulema yi tamit bés boobu lañ ko jàpp coordination des musulmans du Sénégal itam dañuy dem fële ca diwaanu Mbuur lu ëpp juróom fukki gaal daal lañu fa teg loxo ndaxte dañoo jàpp ni dañu doon def maanaam pêche illégale mbirum licence de pêche industrielle yooyu daal nga xamee ni nañ leen ko joxe jaarul ci yoon ñoom nag ñu ci bari dañoo jàpp ni nguur gi ab complice la ci mbir moomu ci leeral dañ ci teewlu élément Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. juróom fukki bato ñu ngi ci géeju Sénégal bi te ñii di yëngu ci wàllum napp gi xamuñu ba xam am nañu licence am déet coalition nationale contre l'octroi de nouvelles licences de pêche industrielle di joxoñ baaramu tuuma nguur gi xamle ni lu njig njaag ñooma. gis nañ ni que 2018 ba tey am na presque 57 licences yoo xamante ni joxe nañ leen ba pare ñu ngi fii di napp te amuñu ci lenn lu ñu leer coalition bi laaj na ministre bi état du pavillon ba tey kenn joxuñu ko. coalition bi laajte na bateau yooyu kan moo leen jox licence kenn tontuwuñu ci te bateau yooyu pour la plupart gisuñu leen ñu jaar commission d'attribution des licences de pêche nga xamante ni pêche industrielle toog na ci pêche artisanale toog na ci pour ñun nag am na lu ci leer. ñii di yëngu ci wàllum napp gi di ñaax sax kilifa yi ñu daal di génne liste bateau wala boog gaal yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci géej gi. li ñu laaj nag dafa yomb mooy. gaal yi nga xam ne mooy saxaar yu mag yi nga xam ne ñu ngi ci biir Sénégal di fi napp dañu ne nañu wax yan gaal ñoo fi napp naka lañ fi nappee ak yan licence lañ leen jox bu ñu xamee information boobu xam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci pêche artisanale ñaata gaal la ñu am ñu immatriculé leen parce que amoon nañu programme bu toll noonu ba nga xam ne immatriculé nañu gaal yi ba ñu xam ñaata gaal ñoo fi nekk pour ñu wàññi effort de pêche bi ci biir napp gi lu yomb lay doon. kuréel yi nga xam ni dañuy yëngu ci wàllum napp gi di xamle ni coow lii bu wéyee nii dàquñu benn yoon amal ay manifester wala boog tëral plan d'action loolu rek ngir lu jëm ci wàllum géej gi ñu yoree ko ci anam. li xew ca Mali nag war na doon avertissement ci chef d'État yi nga xamee ni ñoo nekk fii ci Afrique ndaxte pouvoir bi kenn moomu ko ku dul askan wi ci wax loolu di docteur Babacar Diop bu FDS Abdou Mbow nag nekk ci APR jàpp ni situation Sénégal bu ko kenn méngale ak bu Mali ñu teewlu ci reportage Mohamed Samb ak Gervais Yao. li nga xamante ni moo dal IBK moom mën na koo dal et askanu Sénégal pare nañ pour xeex. coup d'état bu Ibrahim Boubacar Keïta artu la ci mbooleemu njiit réew yu nekk fii ci Afrique. ki di secrétaire général bu force démocratique sénégalaise moom nag mu ngi artu Macky Sall. président Macky Sall président Alassane Ouattara ak président Alpha Condé war nañoo jéem a jàngat ba nga xamante ni dinañ moytu njuumte yi nga xamante ni dal na IBK ñu moytu. mu nekk ab artu goo xamante ni si daanaka yëngalul ñi nga xamante ni ñoo féetee ci nguur gi ndax kii di Abdou Mbow moom li mu jàpp moo di Sénégal musta am coup d'état te tamit tëkkale Sénégal ak Mali daanaka yenuwul maanaam. parce que Mali tey ji mënoo ko comparer ak réew mu mel ne Sénégal parce que Sénégal musul am coup d'état tey ñi Mali mi ngi ñeenteelu coup d'état nit ñi dañu war a bàyyi bu coow amee ñuy indi di comparer loo xamante ni méngoowul ci dara bokkuñu dara donc tey li am solo moom mooy képp koo xam ne nit koo xam ne nitu jàmm nga ak nit nga koo xamante ni bëgg nga sa réew jëm kanam
bëgg Mali jëm kanam bëgg Afrique jëm kanam da nga war a xool lan moo indi joote yi. Mali doon réew boo xamante ni si ay mbiram des na ko seetaat bu baax ndax daanaka lii di kaaraange gi ñi ko salfaañe moo di jihadiste yi ba tax na tolluwaayu réew ma ci wàllu politique ba tey jar na xoolaat. ku ñu arrêté ba pare nga ne def na déclaration yi loolu moom mooy contraindre nañ la dañ laa forcer te loolu jàpp naa ne nekkul li nga xamante ne nii ci ku ñu fal démocratiquement war nga quand même war nañu doxalee noonu donc loolu mooy ñaawlu ba fu ñaawlu yam. askan wu jóg doyal ci ay njiit yoo xamante ni dugg nañ ci corruption askan woowu ñoom ñi am sañ-sañu fal am nañ sañ-sañu ni doy na. crise politique ba nag foofee ca Mali nekk na loo xamante ni jaaxal na réew yi mu dendal ay kuréel yu nekk fii ci àdduna bi ñoom jamono ji ñu ngi dox ci wàllu tànku jàmm ngir fexe ba charte réew ma ñu mën koo sàmmoo ci lu gën a gaaw. dañuy dem ca Mali sax ànd ak Modou Fall foofu nag militaires yi daal jàpp nañ ni transition bi dina toll ba ci juróom-ñeenti weer. moom lañ jàpp ni gëm Cheikh Tidiane Diaw ñoom nag ñi nga xam te ni ñoo nangu pouvoir bi ci Ibrahima Boubacar Keïta ki ñoñom juróom-ñeenti weer waaye laata loolu dañuy dem déglu ki nga xamante ni moo di Ismaïla Wagué porte-parole bu comité national pour le salut du peuple moom ne nag amul benn doomu aadama bu ñàkk bakkanam gannaaw ba ñuy foqati nguur gi ci Ibrahima Boubacar Keïta wuuteeg nag yenn wax yi nga xam te ni nit ñi yëkkati nañ ko nee na sàpp na ci nga xam te ni ñoo fay nekk rek di def naka su dul noonu ñu arrêté loolee ba noppi Mali ñëpp waajal delluwaat seen bërëmu liggéeyukaay yi ñu déglu élément bi. Le comité invite les populations à vaquer librement à leur occupation et leur demande de reprendre sainement leur activité. Le comité invite les fonctionnaires à reprendre le travail dès demain. ñun waa CNSP ñu ngi wax askan wi ñu dellu ci seen liggéey comité bi mu ngi ñaax fonctionnaires yi ñu dellu ci seen liggéey dale ko ci alxames gii ñuy dalal xel yépp nag danañ saytu kaaraange askan wi ak bërëbu liggéeykaay yi muy leer ci ñépp képp ku ñu jàpp ak tenue soldat ngay def naka sudul noonu yoon dana dal sa kaw lépp luy cong gi ñuy song bâtiment nguur gi na dakk dale ko tey dégg nañu itam ñu naan sunu mouvement bi am na ci ñeenti bakkan yu faatu ak fukki nit yu ci am ay gaañu-gaañu waaye lile dara du ci dëgg. On a déploré 0 mort, contrairement à certaines allégations qui parlent de 4 morts et 10 blessés. Le comité insiste qu'à notre niveau, on déplore 0 mort et 0 blessés. kaddu Ismaïla Wagué yooyu kon kii di Daniel Diouf moo ko firi ba tey comité national bu salut maanaam pour le peuple moom nag juróom-ñeenti weer yi Cheikh Tidiane Diaw doon waxta ñu jàpp ko ni moom la ñuy téye yëf yi laata ñuy amal kon ab élection comité bi génne ab communiqué wax ni nag am na yeneen bébét yoo xamante ni lal nañ ko mu mel ni fexe ba jàmm am fa ak déggoo poñ bu njëkk bi nag moo di kon fexe rek ba mu am ab collège boo xamante ni dana yor mbir mi ba keroog nañ koy jébbalee askan wi collège ba nag jàppale ni ñaar fukk ak ñeenti doomu aadama ñoo ciy ne juróom-benn yi militaire la fukk ak juróom-ñetti ay civil la ñuy doon yoo xamante ni ci mboolem parti politique yi la ñuy bokk société civile bi ak mboolem organisation ba nekk foofu lay ñu ne nag président bi nga xamante ni daañu ko tabb dinañ ko teg rek ni ki ñaar fan ak juróom ci weeru mai ci atum 2021 am na yeneen i proposition yu ñu def yu ci mel ni kon tabb jëwriñ ju njëkk maanaam premier ministre boo xam te ne ci biir collège bi lay jógee amal ab gouvernement boo xam te ne dañuy wàññi ministres yi mu nekk ci fukk ak juróom ñu amal li nga xam te ne nag moo di commission boo xam te ne dana saytu lii di constitution bi waaye seen mbébét boobee ñu bëgg ndax dana antu boo xoolee kon li nga xam te ni moo di communauté internationale bi dañoo jël ay dogal jëm ci ne nañu delloowaat yëfe ci yoon delloo IBK sax ca bopp réew mi maanaam nañu delloo yëfi kon ci ordre constitutionnel bi daal di bàyyi kii di Ibrahima Boubacar Keïta Côte d'Ivoire moom door na li nga xam te ni moo di sanction yi seen jëwriñ ñi nga xam te ni moo yor wàllu koom bi génnee na ab communiqué ni Côte d'Ivoire dakkal na mbooleem li nga xam te ni moo di relation économique financière ak commerciale ak bu Mali yeneen organisation yi nga xam te ni nag ñoom kon ñu nga ca yu ci mel ni France nag jàpp na ni kon état de droit bi daf ci war a dellu si France moomee sax am na ci lu tolloo ko 5,000 soldats foofe ca Mali waaye yooyu la xupp nag ñi nga xam te ni rek ñoom ñooy mouvement M5 RFP dañoo jàpp ne rek ngelaw la guy jàll ndaxte ñoom nee nañu CEDEAO ci boppam moo lajji la ma waroon defu ko te ñoom xeex bi danañ ko xeexal seen bopp ba mujj gagné ci bu neexee yàlla nañ ko déglu moom kenn ci membre mouvement RFP yi.
la CEDEAO. CEDEAO amul ci texam boo xam te ni mën na sanctionner peuple yi ndax peuple yi ñoom dañoo souverain waaye CEDEAO nag mën na sanctionner njiitu réew yi nga xamante ni jaaruñu yëf yi ci yoon moom mënoon na wax ni Ibrahima Boubacar Keïta dañ lay dindi ci instance yu CEDEAO yi ndax yow say doom demuñu l'école yow ñeenti weer a ngi nii waa santé ngi grève yow juge ngay grève yow sa premier ministre deful politique générale sa dëkk dara dox fa ba pare yow Boubacar Ibrahima Keïta yow yaay symboliser lépp lu nga xam te ni mooy mauvaise gouvernance yaay élève bi gën a bon ci CEDEAO waaye CEDEAO deful loolu léegi ne nag dafay sanctionner peuple bi nga xam te ni moo gën a courageux ci peuple CEDEAO tey jii na CEDEAO xam ni ñun peuple bi pare nañu ngir jàmmarloog mboolem gouvernement boo xamante ni rek tegul yëf yi ci yoon combat bi dañ koy wéyal te ñoo koy gagné. Le combat va continuer et nous allons gagner ce combat contre ce genre de dirigeants. mu nekkoon kon kaddu benn ci membre M5 RFP di kuréel gi nga xam te ni ñoo ñu ko door contestation yi foofu ci Mali yokku ci ne rek ni ki nga xam te ni moo nekkoon figure emblématique bi di Imam Dicko moom nag nee na mission jeex na jamono ji day delluwaat ca jumaa ja wala jàkka ja ngir kon wéyal ak di jiite julli ya fa am Cheikh Tidiane Diaw fi la ñuy yemale xibaar yu biti réew yi. jërëjëf Modou Fall fàttali moo fi gënoon a fës ci xibaar. jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw jërëjëf Mamadou Fall Modou ñu dégg la daje ëllëg incha allah. ëllëg incha allah ajjuma ji di bis bu mujj ci semaine bi. ci semaine bi ñu mën a dem weer suñuy wet. waaw noppal 48 c'est normal ah quand même yow suba teel bi du lundi au vendredi c'est pas évident Modou ñu lay sant bu baax la gërëm. di la ñaan une très bonne journée di ko ñaanal téléspectateurs yi léegi ñu dem ci li ci tali bi ànd ci ak Habib Faye.